affaire Ahmed Khalifa Niass bi ak affaire góor jigéen yi ak yooyu li ma ci bëgg a wax vite fait ndax jot naa ci ay interpellation yu bëree bëri. Ahmed Lo dégg naa audio vidéo bi mu def ci xutbaam gi wax na ay wax yu am solo nag wax dëgg yàlla, ndax benn affaire mën nañ ko nangul. alxuraan daf ñuy wax ne wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an laa ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. bañ aw nit bu mu leen taree maandu, na ngeen maandu seen digganteeg ñoom ndax moom mooy li gën a jege ci ragal yàlla. Ahmed Lo bu waxee dëgg-dëgg la wax, bu waxee caaxaan itam wala neen la wax. li mu wax noonu am na lees ci jël, am na lees ci bàyyi. xam naa ne peut-être ñu bari ci yéen dégg nañ ko, waaye man damaa jàpp ne lii nag ça n'engage que moi, mën naa am ma juum. li mu wax ak li Ahmed Khalifa wax amuñu wuute ndax la ci biir waxam ji wax na ne ay nit ñoo xamante ne ña ngay def seen ñaawteef googu ñuy def wanewuñu ko, dañ koy nëbbatu. même bu fekkoon tey ji voté nañu loi ne daganal nañ ngóor jigéen, doo gis population bi di dem di ko def. loolu moom la ñuy tuddee imma talbis, imma tadlis, imma tadnis, benn ci ñett yooyu yaa ci tànn bu la neex. Ahmed Lo moo gën a xamaatoo que ne bu ñuy wax criminaliser homosexualité ci réew mi ak ñàkk koo criminaliser, ça veut pas dire peuple bi yëpp dañuy d'accord ci dem defi homosexualité. ça veut pas dire aussi peuple bi yëpp dañuy d'accord ci bañ ko. réew yu bon ya ko daganal muy ay France ak yu mel noonu, ña fa daganal mariage pour tous, taxul seen population bi à 99% wala à 100% di pratiquer mariage pour tous. donc vouloir venir dire que ñëw bëgg a wax ne buñ daganalee mariage homosexuel wala ñu ñàkk koo daganal itam du tax peuple bi dem defi ko, loolu bëgg a réeral nit ñi la, parce que dafa am escalier booy teg pour mën a yegg ci la ngay wax. maa ngi jéggalu nag bu fekkee dina am ñu ma bett, man dama leen a xam, ibaadu yi dama leen a xam. dafa am benn cours bu ñu jàng Malaisie bu tudd speak structure, maanaam bu nit ki di wax naka ngay def ba li muy wax nga mën cee dégg loo xam ne moom foogul ne nit mën na ko cee jéggi. bon walillahi alhamdu, loolu dafa bokk man ci samay spécialité. kon lu nit mënti wax, Ahmed Lo laay waxat actuellement, ñëwaguma ci Ahmed Khalifa Niass. lu nit mënti wax bu amee lum ci làq mënees na ko cee génne. allahumma illa mu nekk ne loolu duwut yéeneem, te bu fekkee duwut yéeneem yàlla sant ñu dugg ci yéene nit ñi, ñu ngi ñaan yàlla buñ ko ci tooñ, bu ñu yéenu xàq. mais bu waxee ne bu nit ñi daganalee homosexualité du tax peuple bi dem defi ko, mais réew ya daganal homosexualité sax taxul peuple bi defi ko. ñun waxuñu loolu. waa ànd sàmm jikko yi di lekk man bokkuma ci association bi comme en tant que association, mais cause yi ñuy défendre gis naa ci sama bopp. cause yi ñuy défendre man moom laay défendre. li ñu wax mooy criminaliser homosexualité comme ni ñu criminaliser viol. nga xam ne ku ñu jàpp mu violé daan yañ koy teg bokkut ak koo xamante ne dafa dund ba dundam bi jeex mësta violé nit, kooku kenn du ko fekk di ko teg daan. naka noonu itam ku ñu fekk muy def homosexualité wala muy def mariage homosexuel, kooku daan yañ koy teg daanu lu ñu criminaliser la. ñun loolu la ñuy wax, te yaakaar naa waa ànd sàmm jikko yi loolu la ñuy wax bu ma juumulee. il faut aussi kon ñu dissocier mbir yi, bañ a généraliser pour mën a tamwih wala talbis nit ñi. bu yàggul ci Kaolack at yi ñu génn am na benn semaine gàmm, ci semaine gàmm li may wax ni xëy na am nañu ko fàttali. semaine gàmm boo xamante ne dañu jàpp ay góor ñuy def célébrer mariage homosexuel ci semaine gàmm. loolu la ñuy wax. loolu nag bu fekkoon ñi criminaliser homosexualité ñooñu dees fudd seen ndigg tàllal seen nu nara. fii la wax ji nekk. bu yàggul fii ci Mermoz gis ngeen photo yi yéen ñëpp ak vidéo yi xëy na ay góor yu taxaw ne xaw ma dañuy célébrer anniversaire, xaw ma mariage, xaw ma ay homosexuel lañu bay sol ay robe yu kenn xamul ak ay nuisette. loolu fan la mujj? kaa boobu fu mu mujj? ndax ñooñu ñu ngi ci kaso bi ba léegi? ndax may nañ leen passeport diplomatique ñu génn dem seen yoon? loolu la ñuy wax. maanaam exemple buñ ne
nañu def peine de mort c'est parce que dañu bañ ku rey nit ñu tëj la 2 mois wala 2 semaines génnee la nga am bras long génn dem sa yoon buñ ne nañu criminaliser viol parce que dañu bañ ku violer nit boo amee bras long 2 semaines nga tëdd ko wala 2 jours génn dem sa yoon la même chose itam buñ ne nañu criminaliser homosexualité def ko ci loi yi parce que dañuy bañ ku ñu jàppati muy célébrer mariage yooyu waxuñ ne ay nga bett nit ñi ñu koy def ñuy pratiquer acte beeg loolu ni kan moo am jot toog sax di wër pour gis nit ñi ñuy def ay acte homosexuel maanaam célébration mariage homosexuel yi ñu nekk di def ci kër yi ak ci auberge yi ak ci hôtel yi yooyu lañu wax te vidéo yi ak fii kenn du weddi ne loolu ay feela yu fi am na ci Kaolack am na fii ci Dakar ay yoon ñooñu lañ wax ne buñ leen jàppee nañ leen àtte selon la ñu jëf te mu nekk acte bu ñu criminalisé selon ñu commettre crime j'espère que lii leer na de xanaa yéen ay docteur ngeen yéen ñëpp weesu ngeen 50 ans di dem kon ay jeunes yu mel ni ñoom Ababacar Mbow ñoom diw ak diw bu ñu mënee comprendre loolu yéen ay supposé gën leen ko mën a comprendre bañ a xëpp ci cere ji suuf di jéem a tëlbis ci discours bi maanaam ci gis-gis bi tey ji yow oustaz Ahmed Lo bu ñu jàppee ay nit fii ci Dakar ci benn quartier ci benn kër ñuy célébrer mariage ñaari góor lan moo war a doon seen àtte selon loi yi ñu am bu fekkee criminaliser wuñu loolu ñooñu dañ leen di daan comme ñu commettre délit rek tëj leen quelque temps bàyyi leen ñu dem seen yoon loolu la ñuy bañ nag bàyyi leen très bien Abdourahmane dañuy jouer avec les mots et xamuñ ne am na ñoo xamante ne maanaam madlulaatil kalimaat wa maanil alfaaz ci loolu lañ spécialisé wu baat boo wax moo boo prononcé xam nañ fa mu war a tegu ak lañ ci wundu loolu ñaareeli point la kon Ahmed Lo li mu wax noonu man dama jàpp ni ci côté boobu moo ko Ahmed Khalifa ñoo bokk lu ñuy wax et bu fekkee nee na ay minorité lañ kon jaruñoo faale parce que dafa mel bu ñuy wax ci ñoom sax dañ leen defal promotion nangam ak nangam mais yéen wahhabistes salafistes yi du ngeen minorité ci Sénégal yéen ay minorité ngeen ci Sénégal non feesu leen pick-up pourquoi ndax da ngeen a bëgg kon ñun tamit ñu bàyyi leen a faale ngeen nekk di yéefeegloo suñu mag ñi di réeral xale yi di sànq seen pas-pas loolu ngeen bëgg bu fekkee lépp lu nekk minorité rek buñ ko faale yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono bi alxuraan di wàcc aaya yi wax ci mbiram góor jigéen di wàcc mbiram góor jigéen minorité des minorités la woon ci màkk maanaam waa màkk xamee woon nañ leen njaaloo xamee woon nañ leen góor jigéen lu nekk ñu def ko waaye mbiram góor jigéen amu fa woon assise bi kon minorité des minorités la woon te pourtant loolu teewut yàlla gis ne mat na mu dugal ko ci alxuraan ci ay dizaines et des dizaines de versets kon bu fekkee lépp lu nekk minorité wala lu ñu def di ko nëbb bu waree su kaa wax kon lu tax yàlla perte temps am wal iyaazu billaah bu ñu ko mënee waxee noonu lu tax mu perte temps am jël dizaine de versets yooyu yëpp dugal ko ci alxuraan te mbiram góor jigéen amutoon ci màkk am bu siiw boo xamante ne nii dañ naan lii dafa siiw loo xam ne war nañ cee mën a wax lu tax de deux choses l'une soit mu nekk ni sa théorie bi nga bëgg a teg moo fondewul que ne bu ñu nekkee minorité rek même bu fekkee 0,02% lañu ci réew mi wala bu fekkee ñaari nit kese koy def ci réew mi waree suta wax ci ñoom nañ leen bàyyi bu ñu leen faale bu ñu leen may bës kon dangaa bëgg a wax ne yàlla perte na temps am ci aaya yooyu mu ñu dugalal ci alxuraan amul njëriñ parce que waa Màkka pratiqué wuñu woon homosexualité en grande échelle soit mu nekk ne sa théorie bi moo teguwul fenn mbir même bu nekkee ne ay minorité ñoo koy def même bu nekkee kenn nit moo koy def te mbir moomu nekk lu bon lees war a dénoncer la lees war a taxaw la siiwal ko nit ñi ba ñu xam ko yee leen ci am na benn xadis bu nekk ci Buxaari leer na ma leer yàlla ni péng kenn Ahmed Lo xam na xadis boobu Sayyidna Xuzayfatu bnul Yamaan daf daan wax ne kaana annaasu yasaluuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an il xayri wa kuntu asaluhu an il sharri maxaafata an yudrikani
nit ñi dañ daan laaj yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ay yiw ak i jëf yu baax man dama ko daan laaj yu bon yeeg yu ñaaw yi pour mën koo moytu. kon kay ndeke yow Ahmed Lo ni nga mën a toogee di jàngale lu baax man ma toogee ko di jàngale keneen toogee ko di jàngale noonu la war a amee ñeneen ci population bi ñoo xam ne ay tireur nu mu tuddati ay alerte la ñuy tirer sonnette yi di éveiller conscience yi di taxdiit nit ñi di leen yee ci li nga xamante ne moo leen di gétte ci ay danger. bu dul loolu lan mooy maanaawu aayawu falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi diini wa li yunziru qawmahum iza rajau ilayhim. boo ko naree jëlee benn sens kese mooy ne yow déggoo aaya bi aaya boobu noonu da nga koy jël ci mbooleem sens yi. ni mu mën a amee faqih bu dem jàngi fiq ñëw di jàngale mu nekk fardu kifaaya noonu la war a amee muhaddis bu dem jàngi xadis ñëw di jàngale noonu la war a mën a amee ingénieur bu dem jàngi ingénieur ñëw di liggéey noonu la mën a amee médecin bu dem jàngi médecine ñëw di faj noonu la mën a amee militaire bu dem jàngi armée ak défense ñëw di assurer sécurité bi waaye noonu la mën a amee ñu war a xeewu ci danger wu lobby yi ak organisation yi ak politique yu bon yi am ci àdduna bi te di gétte umma bi di gétte xeet wi pour ñëw xee leen ci. yonentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu dee jàng ngeen siira yonentu dëgg téere bi téere Mawlana Cherif Ibrahim Saleh siratu rasulil azam yaakaar naa ci page ci volume 2 ci page 86 jàpp suuf mu ngi ci expliquer lu am solo di ci wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kuuram ci ñu ko waroon daf ci amoon ñoo xamante ne ni comme li may wax ni daf ko cee wax daf ci amoon ñoo xamante ne lii moo nekkoon seen rôle am ñoo xam ne lii moo nekkoon seen rôle am ñoo xam ne lii moo nekkoon seen rôle. kon ñun ñëpp mënuñoo bokk rek dem toog di jàngale buñ toogee di jàngale naan waaw nii ngay jàppee nii ngay jullee ñu bon ñi ñoom ña ngay yàq bu boobaa bu ñu toogee di waaraati ñun ñëpp lobby yi ñoom ña ngay teg seen stratégie yu ñu faagaagale te bu ñu fa seen stratégie yi fekkee dootuñu amati jot bu ñu toogee naan dañuy waaraati dootuñu amati sax ku ñu waar far. kon il faut mu am ay nit ñoo xamante ne comme li waa ànd sàmm jikko yi di def ñoom Ababacar Mbuub yi ak ñoom Cheikh Omar Diagne comme li ñuy def nii il faut mu am ay nit ñoo xamante ne dañuy taxaw di def loolu ku magnifié wul combat boobu jàppale wu leen ci waroo taxaw di def ay jeu de mots naan ay nañ leen bàyyi nañ leen fàtte nañ leen ignorer bu fekkoon ne minorité bu ñu ignorer du am effet kon yéen wahabiste yi ba ngeen nekkee minorité boroom xam-xam yi di leen ignorer konoon du ngeen yëg si tey bay taal ay bomb ci àdduna bi il faut arrêter. loolu benn la man je vois pas que parce que ay minorité lañ tout court nañ leen arrêté du question de minorité réew mi fi mu toll àdduna bi fi mu toll gis nga lobby yu bon yooyu ngay wax lobby minoritaire yooyu ñoom ñoo yore àdduna bi ñoom ñoo am doole bu ñuy imposer nit ñi lu ñu bëgg ku nanguwul seen système bi ñu imposer la ay sanctions imposer la ay problèmes yoo xamante ne ni doo xam foo koy waxee. te réew mu nekk communauté bu nekk dafa am ay mbaax ay valeur ay aada yu mu war a sàmm arab yi dañuy wax ne innamal umamun axlaaqu ma baqiyat wa in humu zahabat axlaaquhum zahabu communauté yi ak nation yi ay jikko lañ buñ demee ba jikko yooyu raaf ci ñoom nation yi nekkatu fa nga jàpp ne Sénégal tey lii ñu nekkee nga xam ne doo 10 jigéenu jullit boo leen gisee ci Sénégal 10 7 yi wala 8 yi doo xam ne ay jullit lañ fekk waxuñ la seen tur ndax seen solin seen doxalin ak seen waxin nga jàpp ne lu ñu ko yóbbee impérialisme ak colonisation bi nga xamante ne nii moom moo ñu gete woon ci année yu weesu moom moo ñu jural loolu. mais suñu maam yeeg suñu maam mataar yi boo gisee jigéen ju bokk fu baax da nga koy xam boo gisee jigéen jullit da nga koy xam boo gisee keneen ku dul jullit da nga koy xam alors léegi loolu yëpp ñu bëgg a bàyyi rek mu continuer noonu école yi di gën a yaatu tubaab yi di indi seeni programme te na ngeen xam benn affaire mooy
tubaab yi seen programme yàkkamtiwuñ ci dara. xëy na yow la sa gis-gis gàtt ngay gis à court terme ñoom dañoo am programme à moyen terme ak à long terme boo xamante ne bañuñ ko fii ba 5 générations ci kanam l'essentiel li ñu bëgg am nañ ñu ñu koy tegee ba mu yegg buñ ci gaawul a jug nag jël ay matuwaay yoo xamante ne moom mooy ñàkk suñu réew mi suñu génération yi ñëw ci kanam danañ ko layoo ak ñun danañ ñu ne yéen ñu seetaanoon lu tax tey ñuy sant yàlla ci mag ñu baax ñi ñu yàlla may fii ci réew mi sëriñ diw parce que tëdduñu woon di nelaw ñoom dañoo ratiseel terrain bi ba nga xamante ne ñun bu ñu ñëwee dox ci dafay yomb kon ñun lan lañ war a defal suñuy ñëw ci ginnaaw dañoo war a toog di nelaw depuis 1900 war nga dërëm ñu ngi jàngale bu dee jàngale kese la depuis 1900 war nga dërëm ñu ngi jàngale te dara changé wut tey la mbon gi gën a bëri tey la cagatu bi gën a bëri tey la sàngara si gën a bëri tey la cigarette si gën a bëri tey la sàcc gi gën a bëri tey la waxtu lu dëgg gi gën a bëri tey la njublan gi gën a bëri kon kay nañ xoolaat beneen forme alors loolu benn la ñaareel bi mooy kon déjà wax ne ay minorité lañ ay nangam kalam faari ma anzalallahu bi rasulullah wax ne itam nañ leen bàyyi buñ leen déglu buñ nangam wax dëgg yàlla du waxi dara dañ leen a war a dénoncer dañoo war a jël ay matuwaay yoo xamante ne moom mooy ñàkk suñu réew pour que ëllëg suñu génération future yi bu ñu ñëwee mën a kii am na nag benn affaire bu Ahmed loo wax boo xam ne man je trouve que c'est très très important te jàpp naa ne lu baax la mooy ne au lieu que ñuy dem ci kilifa yooyu di leen jox ay kayit ñuy signé dañ leen a waroon a ñaan ñu def ay déclaration publique bon loolu mën na nekk dëgg de côté waaye loolu du tee itam mën nañoo ñaan seen signature parce que signature bi dafa am fu ñu ko soxlaa comme ni ñuy soxlaa déclaration bi feneen bu fekkee processus administratif la ñu topp processus administratif xamul ay déclaration télé wala YouTube wala rajo moom kayit la xam tubaab bind la xam kon lu nekk da nga koy jaar fañ ko soxlaa loolu benn la mais mu ne moom Ahmed Lo kilifa yooyu dañoo waroon def ay déclaration wax ne lii lu bon la ñun taxawaayu yàlla ak yonentam lañ ci am te képp ku koy def bokkoo ci ñun mais moom Ahmed Lo lu ko tey def loolu est-ce que dégg nañ moom mu def ko moom bu dee def na ko nañu génneel déclaration fan la ko defee kon booy digle sangu na fekk nga jiitu ci ba pare yow kilifa nga yow tamit am nga ñu la topp barki démb boo njaay nga woote fii Grand Théâtre ba Mali la sa taalibe yu jógee ak ay Gambie fu nekk ngeen dugg ay car rapide bañ toogee foofu waroon nga faa def déclaration wax ne mbiram ngóor jigéen da nga koo bañ da nga koo sib da nga koo contre te képp koy def bokkul ci yow waroon ngaa wax loolu sa mimbar bi nga taxaw di xutba démb ci àjjuma gi waroon nga faa waxaale loolu kon li ngay digal ñoom gars yi ne leen nañ ko ñaan kilifa yi ñu def ko yow yaa ci waroon a jiitu xëy na nag bon peut-être dina ko def dans l'avenir mais def ko d'abord parce que am na ñu lay déglu mu néew mu bari jëlee ko fee suñu xottu almet bi ci topp mooy moom Ahmed Lo man gis naa ko ak sama bët ci benn jotaay boo xam ne kuréel gii nii ñoom kuréelu ñoom Ababacar Mbow gii ñoo ko woote woon ca mosquée inachevée Makhtar Sarr mu ngi fa woon Cheikh Omar Diagne mu ngi fa woon maam Cheikh Mbacke bu AIS mu ngi fa woon ak ñeneen foofu la maam Cheikh Mbacke xa jógee woon defoon discours am bu tàng boobu Ahmed Lo naka ngay àndeek ay nit démb xaw ma ndax yaa ngi ci kuréel googu ba léegi ñu lay invité bu ñuy def seeni mbir boo amee say xalaat yoo leen di wax balaa ñuy commencer seen entreprise bi di wër kilifa yi di ci sonn waroon nga leen koo jox depuis booba waroo xaar bañ ñëw à terme ngay doog a taxaw ci sa kaw minbar naan da ngay dénoncer wala da ngay joxe xalaat te conseil booy taxaw ci kaw minbar di ko joxe ci aw nit ñoo xam ne mën nga leen a jot téléphone mën nga dem fa ñu nekk mën nga leen a oo fa nga dëkk ñi ñëw fa loolu du conseil leneen la gën a niru loolu du conseil leneen la gën a niru
donc je considère que boo amoon benn conseil boo leen waroon na jox ba ngay nekk ak ñoom bañ lay invité ci seeni jotaay nga fay jël kàddu waroon nga ko faa joxe foofa wala nga tëjoog ñoom ci néeg jox leen ko ça prouve que am nga accès ci ñoom ñoom tamit am nañu accès ci yow et yaakaar naa du ñu dem wër kilifa diine Sénégal yépp teggi la fi bu fekkee dañ dafay teggi xëy na frustration moo tax ngay wax bu fekkee teggiwuñ la fi ba ñu ñëwee ci yow lii nga am comme ay xalaat waroon nga leen kaa jox bul bàyyi ba mbir mi dem assemblée ba egsi à terme nga doog a taxaw ne da ngay joxe ay xalaat loolu médecin après la mort la tudd njëriñ li bëriwut ñetteelu mbir mi wala ñeenteel bi lan la waxati sax mooy fi mu toll nii buñ ko rejeté dafay mel ni Sénégal yëpp bokk rejeté góor jigéen buñ ko nangoo dafay mel ni Sénégal yëpp bokk nangu góor jigéen mais xam nga ñun ci li ñuy dox fi mu toll nii waxuma la ay rejeté góor jigéen kese te loolu man maa ngi exhorté ñoom waa ànd sàmm jikko yi buñ paree nañ jublu ci loolu ndax loolu combat ay yes bu yàgg la woon ñii saaga kilifa diine yi ci Sénégal te nga xamante ne Ahmed Lo moo leen yar jàngal leen ñooñu di saaga sëñ Muntaxa ba mu nekkee xalif di saaga sëñ Sidi Maxtaar ba mu génnee àdduna di saaga Baye Niass ñooñu nañ def loi buy criminaliser loolu ku fi saagaati kilifa diine ñu tàllal sa lu naraki ñun ci loolu lañ bëgg léegi fi mu toll nii loolu moo gën a urgent sax moo gën a jàmp sax ka ay mbiram ci yi nañ def loolu bu fekkee d'accord ngeen bu dee xeex mbon pour xeex mbon la loolu moo gën a bon di te loolu mën naa indi guerre civile fii ngay dégg ab salafiste bu ndaw cëkkal tubayam gi ba mu mel ni mbere fete guddal si kimam ba mu toll ni borosu peinture taxaw kilifa diine boo tudd mu yekk ko fi lu mel ni xeme ñooñu nañ dem assemblée man maa ngi fàttaliku 2017 la xaw ma 2018 ànd naa Touba ak maam Cheikh Mbacke ñu dajeeg benn kilifa boo xam ne jarul mooy tudd turam député la à l'Assemblée nationale man ak maam Cheikh ak Babacar Cissé bu jaamal ñoo taxaw bi ñu nuyantee ak moom ñu commencé di waxtaan bi ko maam Cheikh ne ñun dañoo bëgg ngeen jàppale ñu ndax dañu bëgg def ngeen def proposition de loi buy criminaliser laal xormaay kilifa diine Sénégal yi ak doyadi leen ak saaga leen mais waa ji daf ko rejeté automatiquement parce que xam na ni loolu arrangé wu leen ñoom léegi Ahmed Lo yow est-ce que di nga nangu ñu def projet de loi buy criminaliser saaga kilifa diine yi ak doyada leen ak yéefeeg loole boo ko nangoo rek bismillah suba ñu commencé démarche yi ñeenteel bi Ahmed Khalifa Niass wax dëgg yàlla man parfois je suis gêné je suis choqué ci yenn propos yi muy tenir ndax nit la koo xamante ne quoi qu'on puisse dire dama am estime ci moom pour yenn affaire yu bare bare waaye jàpp naa ne am na ay mbir yu mu wax d'accord ma ci ak moom à 100% d'accord ma ci ak moom bokk na ci wax ne ngóor jigéen alxuraan da cee noppi li ci bible bi wax kese la wax yaakaar naa ne alxuraan ba alxuraan daj mboolem xeetu ñaawteef yi ci nekk wala diine lislaam yi mboolem xeetu ñaawteef yi ci nekk bu amutoon ci alxuraan lu dul benn aaya amul ci xadis lu dul benn xadis konoon doy na ci ñuy xeex mboolem ñaawteef yi waaye doy na ci ñu défendre mboolem mbaax yi ban aaya la mooy dagitu aaya bi yàlla di wax ne kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluhu aw nit a ngi nii ñoo xam ne li tax yàlla mere leen alak leen toroxal leen mooy daanu xeex mbon goo xamante ne ña ngi koy seen i mbokk ña ngi koy def xam nga alxuraan wax dëgg yàlla du téere boo xamante ni itam ay roman bu ñuy détaillé wala ay film documentaire wala nangam la alxuraan daf lay jox mujmalul kalimaat maanaam jawaamiul kalim la benn baat bi dañ ci mën a déggee téeméeru maana boroom xam-xamu kii dañ koy tuddee te jaddudul intaaj nga xam ne nu jamono di demee baat yi nga ci mën a déggee ay déggin yu bees donc kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluhu boobu mbooleem xeetu mbon dugg na ci bu mu mënti doon homosexualité benn la ci sàcc benn la ci fen benn la ci njublan benn la ci politique bu salte benn la ci guerre benn la ci lépp luy munkar lu sax xel mi mën a xalaat rek moo tax mu nakiraal ko kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluhu kon bu alxuraan waxutoon ci homosexualité lu dul aaya boobu noonu mën nañ koo dugal ci
umumu aaya boobu tax ñu jóg xeex ko, tax ñu taxaw pour bañ mu am. ñaareel bi mooy xadis bi bu yonentu waxutoon benn xadis ci xeex mbon lu dul xadis umumi bu wax ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi, doy na ci xeex mbooleem ñaawteef yi, mbooleem ñaawteef yi. Donc je considère que aw nit ñoo xamante ne nii yàlla wax na ne daf leen alak nettali la mais ndax nettali boobu ñun waruñ cee jëlee ay ibar ak mawaïs. ah kay alxuraan dafa am ay pàcc yu mu comporté wate xam naa ne Ahmed Khalifa wala docteur Ahmed Khalifa moo ma ko gën a xam. première bi mooy tawxiid, ñaareel bi mooy taarix, ñetteel bi mooy mawaïs waaraate yeeg yu mel noonu ak yeneen yu mel noonu ba muy 9 parties. waaye ci biir nettali yooyu des fois yàlla dinañu nettali ay mbir yoo xam ne ci baabu li boroom xam-xamu balaaxa yi di wax iyaaki ani wasma iya jaara ci buntu boobu la, maanaam ñee laay waxat waaye yéen tamit déglu leen ngeen jëlee ci jàng, ci buntu boobu lay waxee. kon bu ñu nettalee xawmu luut ca lañ doon def ci ay ñaawteef ak lañ doon def ci lu bon ba pare tëjee ko mbugal yam leen wàcceel, mooy dafa wax ne ñunu tamit nañ ko maytu buñ bañee la daloo ñele dal leen. lii nag wax dëgg yàlla soxlawul nit ki di am master wala doctorat wala agrégation pour comprendre ko, loolu benn la. ñaareel bi mooy comme li ma wax sànq ci Ahmed Lo waxuñu ne kenn waxul ne nañ ut ay agent yuy wër kër nit ñi di xool kan moo tëdd ak kan wala kan moo nekk di def ñaawteef ak kan pour ñu àtte ko, kenn waxul loolu. kenn waxul tamit ne nañ xool ku efféminé wala ku am baat bu sew wala nangam ñu taxawal àtte ci moom, kenn waxul loolu. li ñu wax mooy ay góor yuy jël appartement di fa def dara ba mbir yi siiw, moo xam ci Snap la siiwee moo xam ci Instagram, wala ay nit ñuy dem ca mairie naan nañ leen maye diggante Moodu ak Abdou te ñu nekk ay góor, ñooñu lañ wax ne na loi bi dal ci seen kaw. pourtant même sàcc ak li muy bon ak li ci àtte di am nit ku sàcc te kenn gisu ko kenn du ko àtte. nit ku sàcc te kenn gisu ko kenn du ko àtte, mais nit ku sàcc te ñi gis ko jàpp ko mais dans le sac kooku la ñuy àtte. kon loolu la ñuy wax. kon nit ku dem di def ab ñaawteefam fa mu koy defee te kenn gisu ko, kenn yebul kenn sasul kenn pour mu dem di ko wëri pour indi ko, waaye teg nañ loi boo xam ne loolu moom ku ñu ci jàpp nga koy def de façon publique ñi daal ci sa kaw. léegi bu fekkee loi bu mel noonu am na ci Sénégal nañ ñu ko génneel ne loi baa ngi nii. bu fekkee amul ci Sénégal nañ dimbale nit ñi ñu xam ne lii gars yi di xeex nii dañ koy def pour seeni njaboot ak seeni doom ak seeni sët. loolu benn la ci li Ahmed Khalifa wax. ñaareel bi mu wax mooy mbiram saxiixul Buxaari ak saxiixu Muslim que ne xadis yi ci ñëw benn wala li nekk ci téere yooyu li ci ëpp ay fen la. bon dafa am benn problème bu am nag mooy man gëw ma ne li nekk ci saxiixul, li tax may wax li nag dafa am ñu ma ci laaj moo tax man gëw ma ne li nekk ci saxiixul Buxaari ak Muslim li ci ëpp ay fen la, gëw ma loolu. waaye gëm naa ne am na ay mbir yu ci nekk yonentu bi yëgul tiinul waxu ko, loolu moom gëm naa ko. gëm naa ne am na ay xadis yu ci nekk wéruñ ci kaw wéruñ ci suuf mënuñoo wér. je vous donne juste un exemple benn xadis a ngi ci saxiixul Buxaari wax ne yoo yaay dañoo laaj yonentu bi ne ko ban jumaa la yàlla njëkk a amal ci kaw suuf, mu ne masjidul xaraam. ñu ne ko topp ban, mu ne masjidul aqsa mooy bi nekk Palestine. ñu ne ko ñaata moo dox ci seen diggante ci écart ci temps, mu ne 40 ans. xadis bi mënta wér ci zahir, mënta wér ci baatin, mënta wér ci fait historique, mënta wér ci benn nattuwaay lu dul ci nattuwaayu fanatisme ak politique. ndax lan ki njëkk a tabax masjidul xaraam ci anam bi mooy yonentu yàlla Ibrahim, loolu la taarix yépp saxal. ki njëkk a tabax masjidul aqsa bi nekk Palestine ci anam bi mel nii mooy yonentu yàlla Suleymaan.
diggante yonentu yàlla Ibrahim ak yonentu yàlla Suleymaan lu mu gàtt gàtt junne at dox na ci pas 40 ans lu mu gàtt gàtt junne at lii benn kese la parmi des centaines yoo xamante ne mën nga koo génne ci Sahihul Bukhari. kantaan ak ñi nga xamante ne ñoo ci nekk di ko attaqué di layam-layam yi ba naan ay téere yi nit ñi gën a wóolu boo ko màbbee màbb nga diine gi ci Sahihul Bukhari am na ñoo xamante ne nii ay noonu yonentu bi yu leer nañ ji leen ñoo xam ne yonentu bi moo def croix rouge ci seen kaw dañuy jël seeni hadis Marwan ibnul Hakam mu ngi ci ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ku jël seen hadis ay ñoom Imran ibnu Hittaan ak ay gàngoor googu ku jël seen hadis itam jël nga ay fen léegi nag kanta hadis bi wax ci mbiram góor jigéen ndax wér na wala wérul ci loolu lañu war a wax amul benn téere ci kaw suuf bu dul alxuraan ci lu ñu gëm boo xam ne la nekk ca xët gu njëkk ga ba ci xët bu mujj bi lépp boobu wér jugee ci yàlla sàkkaa téere hadis yi nga xamante ne 100 ans après yonent bi lañ ko bind Banu Umayya fay seen xaalis nit ñi di am na jamono joo xam ne am na ay buur yoo xamante ne jarul mooy tudd tur nit dafay créer hadis indil leen ne leen yonent bi wax na nangam ak nangam ñu jël nangami junne ci xaalis jox ko donc ce fanatisme là aussi boo xamante ne dafay bëgg a coûte que coûte sang lépp lu nekk ci Sahihu Bukhari Sahihu Muslim loolu tamit ay caaxaan la ci biir Sahihu Muslim ci la xadis ñëw buy wax ne waaye juru yonent bi ñu ngi safara kan moo mën a gëm loolu xadis boobu fen la ak ku ko mënti riwaaye fen la xaw ma kan mooy fen nag ci ñoom ka bind téere bi la wala ka riwaaye la wala ka en tout cas fen la waaye juru yonent bi ñu ngi safara loolu fen la ak téere bu mu mënti nekk te mu ngi ci Sahihu Muslim inna abi wa abaka fi naar mu ngi ci istazantu rabbi mu ngi ci nag ngay def ak loolu donc Sahihul Bukhari am na xadis yu ci nekk yu wérut waaye nag duwul li ci ëpp moo wérut Sahihu Muslim am na xadis yu ci nekk yu wérut waaye nag duwul ne li ci nekk moo li ci ëpp moo wérut bon li ci nekk te wérul mën nga koo compter ci ay dizaines wala ay centaines te loolu boroom xam-xam yi liggéey nañ ci téere boo xamante ne ça comporte des milliers de xadis bi ci gën a tuuti ay 4000 xadis yi ñuy wax ci compte des comptes yi gën a tuuti kon bu amee benn 100 wala 200 wala 300 wala 500 yu wérul itam ça se comprend problème mu xadis ak riwaaya xadis dafa am ay subtilité ak ay problème yu baree bari naka nga mën a comprendre man lii billaay wallaay ba léegi ni daf maa def kaa ba léegi naka nga mën a comprendre nit koo xamante ne dund na ak yonent bi 23 ans 23 ans laa wax ci durant bi ñu yónni yonentu te avant ñu koy commencer révélation mu daan dund ak moom dund na ak waaye juru yonent bi dund ginnaaw yonent bi 60 ans nit kooku noonu benn xadis la ñuy riwaaye ci moom nga gis de côté beneen nit koo xamante ne 1 an et demi la dund ak yonentu maximum 2 ans kooku mu am 6000 xadis man loolu mënuma koo comprendre ba tey jii nii prenons l'exemple de Bilal ibn Rabah bépp julli bu yonentu bi julli bu dee 195 yi Bilal moo ko nodd buñ dee 195 yi Bilal moo ko nodd Bilal 44 xadis la am xadisam yi matuñu 50 te dund na ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu gàtt 23 ans de la prophétie ndax depuis ca Màkka la gëmee yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ba bi yonentu di génn àdduna te dund na ginnaaw yonentu kooku 44 xadis la am de côté nga gis benn waay boo xamante ne moom bi mu desee ñaari at pour yonentu génn àdduna ci la ñëw tuub kooku am 6000 xadis lii ku ma ko mën a expliquer na ma ci dimbale man ub na sama bopp sincèrement jëlal exemple Saalih Chaqraan mbayàllaay waaye juru yonentu bu góor la woon maanaam depuis waaye juru yonentu mu ngi dund kon mën nga wax ne moo jiitu yonentu bi sax ci juddu ci ay at mu ñëw yonentu bi donnee ko ci baayam mu dund ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonentu bi nekk waxambaane ci kanamam ba yàlla yónni yonentu bi ci kanamam mu gëm yonentu bi alayhi salaatu wasalaam mu gëm yonentu bi alayhi salaatu wasalaam
yonentu génn àdduna Salih Chakran dund ba l'an 70 de l'hégire minimum kon dund na ginnaaw yonentu 60 ans Salih Chakran benn xadis la benn am na ñuy wax beneen di ko utal beneen ñaar wala kii mu mottali ko ñett waaye benn xadis mooy bi wér jógee ci moom benn man lii mënuma ko comprendre ba léegi ku ma ko mën a dimbale na ma ko comprendre na ma ko dimbale benn xadis benn dund ak yonentu bi 60 ans dund ginnaaw yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam di am benn xadis de côté ngay gis koo xamante ne 3 ans la dund ak yonent bi am 4000 xadis wala 2000 xadis wala 3000 xadis am koo xamante ne 10 ans la dund ak yonent bi ci li ñu wax am na 2000 et quelques xadis kii dund ak yonent bi 60 ans am benn xadis ça pose problème donc je suis pas d'accord avec Ahmed Khalifa ci wax ne Sahihul Bukhari ak Sahihul Muslim li ci ëpp lépp ay fen la wax dëgg yàlla d'accord ma ci loolu bu waxoon ne am na ay xadis yu wérul yu ci nekk loolu duwul moom moo ko wax duwul moom moo ko njëkk a wax am na ay boroom xam-xam yu ko wax Daaraqutni bind na benn téere bu tudd al ilzaamaat wa tatabbu 210 xadis ci li ma fàttaliku ci la ci intixaat Buxaari Muslim 210 ay ñoom Jayyaani ay ñoom boroom xam-xam ba ci Ibnu Hajar mii ci biir Fathul Baari ñaata xadis lay ñëw ci kawam taxaw ci ne xadis bi moom posé na ma problème je comprends pas Ibnu Hajar al Asqalaani ci boppam suñu problème mooy dañ du jàng ñu ci bare bari ci ñun dañuy bëgg di wax te du ñuy liir donc dañuy dégg lu ñuy di wax ñu koy ñëw di ko répété di dégg lu ñuy di wax ñuy ñëw di ko répété mais bu ñu doon ubbi téere yi di liir xam nga ci biir Saxiixu Buxaari am na benn asar bu ci nekk bu Amru ibnu Maymuun wax ne dafa fekkoon ay golo laa la wax golo ak i noppam ak génnam golo yuy njaaloo ñuy sànni benn golo bi xeer moom tamit mu dem jëli xeer ñëw di leen sànni le maanaam xadis bii nga dégg ko nii rek yow tu sais que lii mënta wér ci diine mënta wér ci xel mënta wér ci taarix lu tax mënta wér ci diine mooy golo bàyyi ma la boo xam ne togguñu ko jëf amul kenn ku ko togg jëf te képp ku yàlla toggul jëf kooku yàlla du wàcce ci moom sharia ba animaux yi amuñu sharia bu wàcc ci ñoom sagam amuñu sharia bu wàcc ci ñoom kon fan la àttee njaaloo di wàccee ci ñoom bam naan dafa gis ay golo yuy njaaloo maanaam lii bu benn xadis amutoon ci Buxaari bu dul xadis bii kese doy na ci wane ne amul lenn loo xamante ne day wax ne 100% wér na lu dul alxuraan am na beneen xadis bu nekk ci Buxaari buy wax ne lawlaa banu Israil lam yaxnizi lahm bu taxutoon ak banu Israil ndawal du yàqu xam nga xadis bi science daf koy weddi waxu yonentu daf koy weddi waaye taarix ci boppam da koy weddi parce que ndawal li tax mu yàqu duwul mbaax ak banu Israël wala seen mbon ndawal li tax mu yàqu ay microbe la te microbe yi bi yàlla bindee kawnu bi balaa maam aadama di wàcc ba léegi ñu ngi fi ñoo fi jiitu aadama ñu moo yàq ndawal kon yonentu sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne dañoo gëm ne ci yàlla lay jëlee du toog di wax naan bu taxtoon ak banu Israël ndawal bu yàqu alors jàpp naa ne daal ñett yooyu noonu mën nañ ci intiqaad mën nañ ci critiquer Ahmed Khalifa ci wax ji mu wax naan alxuraan waxut ci ñoom mooy borom ñaari tur yi nañ leen comme daf cee noppi nañ ci noppi wala nàngam waaye tamit ci wax ji mu wax ne li ëpp ci Saxiixul Buxaari ak Muslim ay fen la wax dëgg yàlla loolu dee su ko wax te yaakaaruma ne kenn dina ci d'accord ak moom téere bu nekk ci téere xadis yi ñoo bokk yem Muwatta Maalik ak Saxiixul Buxaari ak Sunanu Nasaa'i ak Sunanu Tirmisi ñoo ci yem am na lu wér am na lu wérut li wér ak li wérut nag dañ koy teg ci ay balance ak i nattuwaay bu fekkee nag am na ñoo xamante ne fanatisme politique tax na ñu bëgg a jël diine ji def ko mu nekk diine dof ba bëgg a jël alxuraan utal ko ay dendandoo naan lii téere ngi nii boo xam ne lépp lu ci nekk wér na lu nit ñi wax wér na ci ay nit ñoo xamante ne bañuñ woon taxaw ci kaw minbar di saaga yonentu di saaga Sayyidina Ali di saaga ay nit ñu baax di dagg ay bopp nit loolu ça pose problème Marwan ibnul Hakam bi nga xamante ne imaamul Buxaari dafay jël ay xadisam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo wax ne Marwan wazar ibnul wazar la unku doomi unku ku yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam def ci moom big bu rouge nag kooku ngay jël xadisam mooy ne doo jël lu baax bu doon Yaxya ibnu Ma'in wala Yaxya al-Qattaani wala
Ahmad ibnu Hanbal wala Ali ibnul Madini moo ko jarxu bu toll noonu konoon doo jël xadisam. loolu benn la ci problème yi yaakaar naa mën nañu laal tuuti ci Abdullah ibnu Mas'ud après ñu tëj incha allah dafa mel ni temps bi sori na sax mais on ajoute juste 10 minutes ñu def troisième partie. Abdullah ibnu Mas'ud keroog wax nañ ci commencement wu mbiram ak ni mu daan dundee ak position bi mu amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam Abdullah ibnu Mas'ud dafa am lu ko gaar ndax dafa am ay position politique te lii bokk na ci liñ mën a jokkale sax ci wax jii ñuy wax nii. Abdullah ibn Mas'ud dund na minimum 23 ans après yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala 22 ans bu ñu considéré ne la 32 de l'Hégire la gaañu ci jamono Seydina Ousmane. lu tax mu am problème politique yooyu noonu mooy dafa am benn seede bu ko yonent bi jox xadis bi mu ngi ci Buxaari mu ngi ci téere yu bari yonent bi dafa wax ne istaqri'ul qur'ana min arbaa bu ngeen bëggee jàng alxuraan dëgg-dëgg comme na ko yàlla wàccee woon jëlee leen ko ci ñeenti nit ñooñu mu lim ki ci jiitu ci ñoom Abdullah ibn Mas'ud la am na yeneen ñett yu ci topp kon Abdullah ibn Mas'ud dafa nekkoon ku amoon jagle ci alxuraan jagle boo xam ne yonent bi moo ko defal tampon boo delloo ci Mu'jamul Kabir bu imaamu Tabaraani di nga gis Abdullah ibn Mas'ud di wax ne moom ci boppam jëlee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 70 saaru alxuraan yoo xamante ne ni xamul ku ko gën a mën ci jullit ñi ci biir Saxiixul Buxaari ci boppam xadiis a ngi ci buy wax ne Abdullah ibn Mas'ud nee na bu ma xamoon ci kaw suuf tey kenn koo xamante ne xam na ci alxuraan lu ma xamut bu fekkee gëléem mën na faa yóbbu ni dinaa war pour dem fa te bi mu ko waxee taabi'i bi riwaaye xadiis bi nee na bi ma déggee loolu daan naa wër ci jotaayu saxaaba yi di déglu ba xam danañ ko critiquer ci wax jooju wala ñu weddi ko gisuma kenn ku ko weddi ci wax ji gisuma kenn ku ko weddi donc dafa amoon jagle ci alxuraan lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam danaan bëgg di déglu alxuraan ci làmmiñam am na benn xadis boo xamante ne bokk na ci di boroom xam-xam yi di boole ci ay ngëneelam mooy yonent bi dafa toog benn jour ne ko jàngal ma alxuraan ma dégg mu ne ko naka laa lay jàngalee alxuraan te ci yow la ko yàlla wàcce mu ne ko waaw yàlla moo ma digal ma dégloo ko ci sa làmmiñ wala jibril moo ma wax ma dégloo ko ci sa làmmiñ donc yonent bi di ko Abdullah ibn Mas'ud di jàng yonent bi di déglu muy jàng yonent bi di déglu ba mu yegsi ci aaya bi wax naan fa kayfa izaa ji'naa min kulli ummatin bi shahidin wa ji'naa bika ala haa'ulaa'i shahida yonent bi ay ronqañam di tuuru mu ne ko xasbuk doy na yonent bi waxaat ci xadis ne bu ngeen bëggee déglu alxuraan comme na mu wàccee amul benn soppite amul benn changement même ci prononciation dégloo leen ko ci làmmiñu ibnu ummi abd mooy Abdullah ibn Mas'ud ginnaaw bi fi yonent bi jugee nag xam nga ci gis-gisu école ahlu sunna wal jamaa dañu jàpp ne yonent bi muy dem alxuraan dajale wuñu ko Seydina Babacar ci jamonoom radiyallahu anhu moom moo dajale alxuraan ci dajale bi njëkk par conseil bi ko Seydina Omar joxoon ginnaaw bi ñu demee ci benn xare ñu baree bari ci saaba yi dee ci ñu mënoon alxuraan man dafa am benn problème bu ma am bon jarul ma koy wax mais lu aju ci masalaay ñi mënoon alxuraan la mais jarul ma koy wax léegi Seydina Omar jox ko conseil ne ko nañu dajale alxuraan bi parce que buñ ko dajalewul mën naa réer buy ñi nga xamante ne ñoo ko mokkal di dem Seydina Babacar ne ko naka laay defee lu yonent bi mësta def mu ne ko lu baax la dañul ci di ko ci soñña di ko soññ ba Seydina Babacar d'accord ñu daal di teg comité bu koy def ki ko jiite woon mooy Zayd ibnu Sabit Abdullah ibnu Mas'ud nag moom ci deuxième dajale bi wala ci troisième bi mooy bi am ci jamono Seydina Ousmane nga xam ne Zayd ibnu Sabit moo ko jiite waat itam dafa contrôle loolu parce que jamono jooju dañu waxoon ne nañ lakk mboolem alxuraan yi képp ku am benn copie wu alxuraan nañ ko lakk ba mu des bu Zayd bi nga xamante ne moom lay dajale boobu la ñu tuddee mushaful imam nga xamante ne kaamil yi nekk suñu loxo tey ñu koy wax rasmul usmaani ci boobu la jógee Abdullah ibn Mas'ud dafa bañoon
ne moom du joxe bosam pour ñu lakk ko. ñu ne ko lu tax mu ne parce que moom li mu xam ci alxuraan duwul ne Zayd ibn Saabit mi mooy ñëw di ko wax lan mooy alxuraan ak lan moo dul alxuraan. parce que bi muy jëlee alxuraan ci yonent bi boobu Zayd ibn Saabit xale bu ndaw la buy foo ci xale ya ak yeneen wax yoo xamante ne wax na ko ci. benn la ci cause yi nga xamante ne tax nañu indil ko problème ci dundam. beneen cause bi mooy dafa nekkoon Kuufa mooy ci Irak la nekk actuellement. Seydina Omar moo ko fa yebaloon moo ko Ammar ibn Yasir. Ammar nekk gouverneur bi, Abdullah ibn Mas'ud nekk professeur wala imam bi leen di jàngal. jamono bi ñu follee Ammar ibn Yasir ak yeneen gouverneur yi ñu fa yóbboon ba jamono Walid ibn Uqba ibn Abi Muayt kooku alxuraan tuddee faasiq nga xam ne mu daf daan naan sàngara ci minbar ci mihrab beeg yooyu wala di wëccu sàngara ci mihrab bi. jamono jooju Abdullah ibn Mas'ud moo nekkoon genre trésorier wala banquier ci Kuufa. foofu nag ci la gën a amee problème ak ñoom parce que da daan critiquer lu baree bari ci seen ñaawteef yañ daan def. xam nga Seydina Ousmane bokk na ci li tax ñu rey ko mooy ñaawteef ya gouverneur am ya daan def dans les régions. Muawiya ci Sham, Walid ci Kuufa, Abdullah ibn Abi Sarh ci Égypte ak ñeneen ku nekk di def lu ko neex gaa yi di yaataayumbe. loolu bokkoon na ci li gënoon a révolté jullit ñi. Abdullah ibn Mas'ud nag moom moo nekkoon Kuufa en tant que trésorier wala en tant que banquier. Walid di lépp xaalis ci baytimaal bi te du ko fay ak yeneen yoo xam ne moom Abdullah ibn Mas'ud dafa daan critiquer. Walid di bind ay rapport di ko yónnee Seydina Ousmane. léegi nag bi jamono dajale alxuraan bi jotee mu bañ a joxe mushafam bañ a joxe téereem bi nekkoon ci loxoom. ba pare sax doon xutba di digal nit ñi ne leen bu leen joxe seen masaahif yi bu leen joxe seen alxuraan ñi koy lakk. kon moom dafa contrôle ci ne nañ lakk kaamil yëpp bàyyi benn kese. am nañu wax ne loolu tax na ginnaaw gi ñu dóor ko ba indil ko ay complications ci santeem ba bi muy génn àdduna dafa feebar boobu moo ko génnee àdduna. te bi muy génn àdduna sax dafa wax ne bu ko Seydina Ousmane jullee bu mu teew ci kiyam ci janaïsam ndax dogoo bu amul seen diggante. ala yeti xaal li nga mën a jàngatee ci dundam ak ci siiraam je suis pas là pour wax ndax moom moo amoon dëgg ci masala boobu wala déet waaye li ma jàpp mooy ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñ ne ku bëgg a jël alxuraan na ko jëlee ci yow kooku bu ñuy teg comité buy bind alxuraan minimum waroon nañ ko cee boole minimum. waaye duwul moom kese parce que même Seydina Ali boole wuñ ko ci ñoom Xusayfatu ibn Yamaani boole wuñ leen ci ñoom Ubay ibnu Kaab di lekk am nañu wax ne Ubay gaañu woon na avant loolu boole wuñ leen ci. kon buñ ci boolewul Abdullah ibn Mas'ud laa xam waaye ku yonent bi joxuñ moom ne nañ jëlee alxuraan ci yow kooku wax dëgg yàlla boo nekkul chefu comité de rédaction bi war ngaa bokk ci comité de rédaction bi. waaye nag Banu Umayya jamono jooju ñoom ñoo amoon sulta ñooy tànn lu leen neex. Seydina Ousmane mag la woon, il était très avancé ci âge am na yoo xamante ne amatu ci woon pouvoir. donc gars yi ñoom gouverneur am yeeg ñoom Marwan ibnul Hakam ñoo doon def ci secrétariat bi lu leen neex di tànn ñoom ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñoom lañ bëgg ñu dugg ci bind ak alxuraan bi di lekk alxuraan bi. yàlla sàmmal na ko boppam ba loo xamante ne waru ci dugg ci lu ci bokk itam wàññeekoo ci gàttal li mooy dund Abdullah ibn Mas'ud ci complication yu métti ci la génne àdduna. waaye loolu taxul benn yoon mu deltu ginnaaw ci ay pas-pasam wala ci wéet gi mu wéet